asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen souhaiter une bonne semaine yéen ñëpp di leen wax mbaa yéen a ngi ci jàmm naka seen week-end j'espère que noppaliku ngeen bu baax bala may commencer nag thème tay bii nii may remercier ñu bëri ci seen retour par rapport ak vidéo bi passé bi ma defoon bi leen wax ci affaire mbaraankat yi ak tabaski bi nii donc maa ngi remercier ñëpp ci seen retour ñu bëri interpellé nañ ma woo ma ne ma thème bi c'était très intéressant donc di leen ñaan rek ngeen di liker di partager vidéo bi ndax loolu moo may encourager may gën di sawar di defar ay vidéo di waxtaan ci thème société bi ndax société bi moom niñ fi war a waxtaanee tamit bëri na pour yee nit ñi nekkul pour jox kenn leçon de morale wala pour wax ni ñoo gën a xam ñëpp wala ñoo ëpp xam-xam ñëpp mais dafa fekk ne rek dañuy bëgg waxtaanee yenn sujet yi pour yee nit ñi pour comme ni ñuy waxee rek yee nit ñi waxtaan ci ku nekk joxe ci sa xalaat et tout. Donc dinaa dem sax ba di commencer après ñu commencer di def ay direct comme ça ku nekk di dugg di partager di wax sa xalaat loolu tamit day gën a neexal vidéo yi donc tey dama ñëwoon def vidéo ci beneen thème muy vie sexuelle dans le couple vie sexuelle dans le couple nag boo ko diggee mooy ci diggante jëkkër ak jabar donc célibataire yi moom baal leen ma tey moom bokkoo leen diggante jëkkër ak jabar tey la ñuy waxtaanee seen vie sexuelle maanaam jëkkër ak jabar parce que dafa am ñu bari ñu ma wax pour naa def vidéo sur la vie de couple la vie sexuelle dans le couple mooy diggante jëkkër ak jabar seen rapport sexuel yi maanaam fréquence bi parce que dafa am benn femme bu ma woon doon ma expliquer nee na moo jëkkëram des fois dinañ toog ay semaines des fois sax dinañ toog ay 3 mois 4 mois du ñu am rapport te loolu nekkul nekk problème am la moom kese nekk na problème boo xam ne sonal na ñu bari actuellement sonal na couple yu bari te duñ ko waxtaanee donc tey moo taxoon ma ñëw rek ma ne nañu waxtaanee thème boobu noonu ndax du problème boobu bari na fi bari boo xam ne di nga gis jëkkër ak jabar toog ay semaine ay weer dëkk ci benn kër te duñu am rapport sexuel ku nekk bu ñëwee tëdd ci néeg bi ki tëdd gauche ki tëdd droite te loolu moom bu yàggee musiba lay indi donc ñu ñëw waxtaane que lan mooy waral loolu en fait lan mooy tax diggante jëkkër ak jabar dëkk même kër di fanaan ci benn lal di toog ay semaine ay weer te kenn du am envie am rapport ak moromam cause yi nag bëri na du benn du ñaar peut-être dinañ ci comp quelque rek yenn waxtaane ko mais man cause bu njëkk bi ma ci wax mooy maanaam set gi war a am ku nekk war a am ci boppam bu desee moom gëm naa ni que léewtoo bi du yomb parce que set dafa nekk loo xam ne dafa am importance ci couple même bu dul couple sax nit ku nekk war nga set goo xam ne boo tëddee sa diggante ak morom sa diggante boo tëddee sa côté morom nit ki am envie ñëw ci yow mais bu fekkee yow da nga tëdd sa côté morom boo à 1 mètre wala à 50 centimètres ngay dégager xet boo xam ne maa ko day taale ak tàngaay bii nit ki tamit du am envie sëkk ak yow dara donc nañu góorgóorlu jigéen nii des fois peut-être routine bi dina metti toppatoo xale yeeg toppatoo kër gi waañ beeg et tout diis na waaye bala ngeen di fanaan ci lal ngir yàlla ak ñi ma ko war a wax da ngeen sangu ba set xeeñ lu neex soog a tëdd seen côté borom kër loolu dina tax moom mu am envie ñëw vers toi dina tax moom xelam nekk ci yow mais yow bu fekkee ni que yow suba ba ngoon jot yaa ngi xëy suba teel nekk ci kër gi nekk ci waañ bi nekk ci xale yi ba guddi ba moom heure bu mu wàcc rek nga sol sa diggante fajar gi ngay jóg ba guddi yaa ngi sol sa sërëg sa t-shirt
mën nañ comprendre liggéey kër gi dafa bëri ku ko dundul xamoo ko diggante baleeg fobeexee togg añ yeeg yooyu daf lay temps bi mu lay jële mooy bëri comprendre nañ ko waaye tamit defal tout même bu fekkee ni ka tàkkusaan sa mënul la fekk nga pare ba sol yére heure boo paree tamit nga sangu ba set même bu dee guddi sax nga pare nga sangu ba set sol sa yére yu set xeeñ sa parfum bu neex bala ngay tëdd sa borom kër sangu brosu sa gémmiñ tamit dafa war a set di xeeñ neex waaw gémmiñ bu xeeñ ay xet yu naqari moom maaxi day taale waaw gémmiñ dafa war a set xeeñ lu neex waaw nañu góorgóorlu daal ñun jigéen ñi waaw ñu bala ñuy tëdd ak suñu borom kër ñu set góor ñi tamit dinaa ñëw si yéen parce que set gi en général si jigéen ñi rek lañ koy gën a jigéen ñi rek lañ koy gën a buux que góor ñi mais góor ak jigéen ñëpp si bokk yem ni sa jabar war a setee war a xeeñ neex war a cuuraay war a xeeñ parfum yow góor ki noonu nga war a sangoo ba set sangu ak saabu laa wax nag waxuma xëppoo ndox rek génn sangu ba set ak saabu brosse ba set brosse sa gémmiñ ba mu set boo mënee def sa bain de bouche nga def sa bain de bouche boo amul sa bain de bouche nga wut sa patu menthe bu neex di ko brosse ba sa gémmiñ set bala ngay tëdd ak sa soxna même avant ngay tëdd ak sa soxna parce que nit ki nga nekk tamit yendoo moom si kër gi suba ba ngoon saa yoo ko jegee sa gémmiñ gi di xeeñ sa poqotaan yi di xeeñ kooku xelam nu muy nekkee si yow xelam du nekk si yow xelam du nekk si yow doo ko attiré benn yoon te nit ki dama ne si couple ku nekk ni ñu naan guddi gi bala moo neex bëccëg gi moo war a neex ba pare waaw mënoo leen yendu si kër gi ku nekk di xam nga nekk ci accoutrement yu bizarre ki sol sërëm ak t-shirtam ki sol shortam ak sous-vêtement ku nekk di concours xet maa la gën a foroxle bëggu di jot tamit ngeen bëgg guddi gi neex guddi gi bala moo neex nit ñi naan guddi gi bu naxee neex si suba gi lay commencer dès le réveil maanaam boo leen yeewoo ku nekk sangu ba set xeeñ def sa parfum waaw parfum moom dama si insister waaw parfum dafay nekk loo xam ne dafay dundal xol set day dundal xol parfum day dundal xol xet bu neex dafay dundal xol xet gu naqari moom day wàññi mbëggeel bàyyi leen ci xet bu naqari day wàññi mbëggeel surtout góor ñi laa koy wax waaw góor ñi nga xam ne faxataaluñu seen hygiène pour ñoom set jigéen rek moo ko moom te góor ak jigéen ñoo si yem ñépp a wax a set xeeñ neex bu ko defee ku nekk sa xel nekk ci sa moroom waaw loolu mooy indi désir sexuel bi mais bu fekkee ne ku nekk da nga brouillon chiffonné sa xet maaxi day taale tamit mooy loolu bu yàggee day rey mbëggeel xet bu naqari day rey mbëggeel encore une fois moo tax ni ñuy gën a góorgóorlu ci set gi dañuy gën a góorgóorlu ci set bi daal xaaral ma ñëw tuuti 1 minute j'arrive baal leen ma bu baax ci kii bi set daal moom vraiment dafa am importance am sur la vie de couple même bu dul vie de couple sax sénégalais yi nañu góorgóorlu ci seen set waaw parce que man Sénégal laa nekk ci Sénégal rek laa mën a wax waaw sénégalais yi nañu góorgóorlu ci seen set surtout période tàngaay bi maax day taale boo yéegee ci bus gi xet di da lay bëgg a rey waaw xetu poqotaan yi am na ñoo xam ne boo leen jegee ba ñu yëkkati seen poqotaan maax day taale sa àdduna day bëgg a tukki waaw baa ñenn ñi nga xam ne bu ñu ubbee seen gémmiñ rek maax day taale sa àdduna bëgg a tukki waaw nit ñi nañu góorgóorlu ci seen set waaw bu fekkee yow sax da nga allergique parfum da nga sinusite wala da nga asthme da nga allergique parfum yu fort yi mais mën nga jël parfum bébé yu léger yi nga di ko def wala nga def déodorant am na ay déodorant yoo xam ne c'est sans odeur waaw c'est sans odeur amul benn xet boo ko defee doo ñàkk di xeeñ waaw doo ñàkk di xeeñ nañu góorgóorlu ci set yi waaw si li nga xam ne mooy waxal
jëkkër ak jabar dëgg te duñu am ay rapport tamit wax nañ ci wàllu set gi ba pare man boobu laa commencé parce que pour man boobu moo si gën a important ba pare ñu soog a jàll si beneen. maintenant beneen bi may waxtaanee mooy communication bi ñu war a am suñu diggante jëkkër ak suñu diggante jabar. communication dafa war a am ci couple surtout man góor ñi encore une fois ñoom lay wax ñu bàyyi naan man maay kilifa gi waa man maay chef de maison bi que man lu ma wax mooy am waa lu ma décider mooy am sama jabar amul dara lu may wax amul dara lu may conseil amul leneen. nañu xam ne que couple diggante ñaari nit la jigéen ki ak ku góor ki jamono dictateur moom wax dëgg yàlla pour man jamono jooj passé na paa yi sax jamono yu yàgg suñu maam yeeg suñu papa yi sax gëw ma ne que ils étaient dictateurs wala bu ñu dictateur woon tamit jamono jooju changé na passé nañ jamono jamono ji ñu nekk nag bien vrai que yéenay suñu kilifa yéenay chef de maison bi kenn wexantewu ko mais tamit ngeen di déglu seeni jabar di waxtaan ak ñoom di xool li leen neex di xool li leen naqari c'est important ngeen di waxtaan ak seen jabar dafa am solo ngeen xam lu neex seen jabar ngeen xam lu ko naqari ngeen xam lan moo koy merloo ngeen xam lan ngeen def pour muy kontaan waaw parce que ki nga nekkal tamit boo ko xamul mooy indi problème yu bari mooy indi ngeen toog doo leen wax mooy indi tamit ngeen toog ay weer ay semaine doo leen am rapport parce que peut-être def nga ko lu ko naqari loo xam ne mu denc ko ci konom ci xolam plutôt waaw ba mi ngi noonu boo ko jegee day énervé waaw jëkkër gi nga nekkal tamit nga jéem a xam moom mooy kan waaw xam lu ko neex xam lu ko naqari tant que daal communication mi nga am ci couple ku nekk tamit di def ay effort di déglu moromam waaw di def effort tamit di def liy neex moromam ba que égoïsme bañ a am ci couple parce que am na couple yoo xam ne tamit égoïsme ci benn côté soit góor ki day égoïste moom lu ko neex rek la xam lijjantiwul lu neex jabaram lijjantiwul lu noppal jabaram amul yërmande ci jabaram loolu la ñuy tuddee égoïsme moom tant que mi ngi am ci couple boobu du neex parce que kenn kiy égoïste ki nga xam ne lu ko neex rek la xam lijjantiwul lu neex moromam ki nga xam ne li ko neex rek lay def dégluwul wala lijjantiwul keneen ki li ko neex wala kii wala amul respect si ki mi nekkal loolu tant que mu ngi am problème dafay am ci couple donc couple ku nekk dafay def effort ñu am niñ naan le juste milieu kii day def ay sacrifice pour keneen ki tamit def ay sacrifice pour keneen ki mi nekkal bu ko defee équilibre day am mais tant que am na ci kenn koo xam ne dafa égoïste muy soit jëkkër ji wala muy jabar ji nga xam ne lu ko neex rek la xam li jëntiwul moo xamam tout le temps day gaañ moo xamam loolu mooy indi frustration ci couple mu dem ba intimité bi yàqu complicité bi yàqu dinañ nekk dëkk ci même kër bi ku nekk di romb sa morom duñu waxtaan duñu amati sujet de conversation parce que kenn ki nga xam ne ki égoïste moom nga xam ne bëgg-bëggam rek lay topp keneen ki moom day toog rek di ko setaan parce que day dem ba naan kii jaxul waxal parce que du la déglu du xam lijjantiwul en fait yow yaa ngi ci jàmm wala nekkoo ci jàmm wala def na lu la neex wala deful lu ko neex moo tax toujours nañuy def effort di déglu wante di sottante xalaat bañ a égoïste ci suñu partenaire égoïsme moom baaxul day yàqu couple moom boo ci nekkee égoïste rek li ñu naan à la longue moom tàqalikoo day am parce que du loolu mooy jëmale couple ci kanam waaw nañu moytu égoïste di privilégier communication lu ñu naqari ñu waxtaan ci ak suñu conjoint ci njëkk ak teranga muy suñu jëkkër bu ñu amee lu ñu naqari ci suñu jëkkër ñu woo ko waxtaan ak moom fu kenn newul waxtaane ko ñun ñaar ba pare waaw jéem a régler suñu problème en interne góor ki tamit boo amee lu naqari sa jabar na nga ko woo waxtaan ak moom waaw ngeen waxtaan ko ci njëkk ak teranga ngeen waxtaan aussi couple tamit dina li ñu naan
relation de couple en fait dafa mel ni une fleur bu ñuy arrosé donc bu fekkee yow da nga jëmbat sa fleur ba pare te doo ko arrosé nga foog ni bi nga jëndee sa fleur si fleuriste ba teg ko sa kër rek xam nga fleur boo ko dindee ci suuf si bi nekk nga jël ko indi ko sa kër boo ko du arrosé fleur bi nu muy def du day dee. relation de couple noonu lay mel boo amee sa jabar wala nga am sa jëkkër waaw jéemoo si moom lenn surtout li ñu naan comme en général dañu naan li ci génn nekkul si sëy waaye tamit sëy nga marié taxul nga croiser les bras nga banque say loxo nga ne kii li ma ko doon def xal ba ñuy génn du ma ko defati comme góor ñi en général bi ñuy génn ak yow ñu lay defal ay cadeau des fois sa anniversaire ñu jëndal la cadeau liy xew ñu jëndal la cadeau de temps en temps ñu yónnee la cadeau li nga gis buñ la takkee ba indi la seen kër rek loolu day dàkk xamatuñu sax ban jour mooy sa anniversaire xamatuñu jour Saint-Valentin xamatu day dem ba couple bi day am laxisme ak kii boo xam ne amatul dara luy dundalati mbëggeel bi si boppam mooy dem ba dee te mbëggeel li koy nourrir bokk na si di ànd di génn des fois aussi ñu wàññi toog bi ñuy toog ci kër yi di ànd di génn soit ànd di génn di dem restaurant les week-end ay samedi dimanche nga ànd génn ak sa soxna ngeen doxantu wala des fois ngeen waxuma chaque jour parce que dëkk bi metti na ñëpp xam nañ ko mais des fois boo leen mënee génn si kër gi ngeen dem week-end fenn pas génn dëkk bi mais si biir dëkk bi yéen kese ngeen ànd dem week-end di changer cadre mais tout le temps tëju si kër gi dem liggéey wàcc nekk si kër gi bu dee jigéen ñi chaque jour yaa ngi ci waañ bi di togg nee naa jigéen ñi nañuy bàyyi togg bi wax ma sa bàyyi togg bi carrément mais wàññi togg bu bëri bi parce que yow boo xoolee yow yaa ngi xëy liggéey wàcc nekk si waañ bi chaque jour bala ngaa génn si waañ bi rek tëddi jot en général sa borom kër sax moo lay njëkk tëdd si lal bi bala ngaa pare bay sangu bay julli bay kii minuit passé na bala ngay tëdd si lal bi sa borom kër départ na bu yàgg mi ngi nelaw donc loolu da ngeen di dem ba doo leen amati vie de couple parce que yow bala nga tëdd si lal bi sa borom kër mi ngi nelaw bu fekkee ne yow yaay nekk yow kese di def lépp yaay togg yaay bale yaay def lépp sa boobu amoo kenn ku la jàppale des fois wàññi leen togg bi du togg moo yor sëy encore une fois am na ñoo xam ne foog nañ ne waañ ba rek moo yor sëy di xëy suba matin midi soir am na ñoo xam 8 heures suba teel ba guddi ji ngi si waañ bi di togg rek wàññi leen togg bu bëri bi boo leen amee seen frigo ngeen di togg di dugg si frigo bi te di xalaat seen bopp ngeen di wàññi liggéey bu bëri bi waaw wàññi togg bu bëri bi xëy suba ba guddi jot ngay woddoo sa t-shirt rek ki ngay toggal ki nga nekkal si waañ bi di togg suba bu guddi moo lay njëkk jéppi parce que bu wàccee ñëw fekk la ak sa t-shirt moom xoolul ne que sa t-shirt boobu nga sol pour toppatoo këram la de pour toppatoo këram mu set pour toggal ko lu neex mu lekk du xalaat loolu de danaa kii dafa xayadi kii dafa modde dafa nàngam ma xëy suba teel ba guddi jot ma fekk ko si kër gi mu sol sëret mag t-shirtam kon yow effort yi nga doon def yooyu yëpp lan la servirul dara amul dara lu mu servir parce que yow ku nga koy gis defal sax du ko gis bu ñëwee moom moo ngi lay critiquer mi ngi naan kii xëy suba ba guddi jot pareegu sax liggéeyam mu ngi woddoo sëret t-shirt te yàlla xam na ni liggéey kër ni mu mettee boole ci bale fobeere di jënti xale yi dem marché togg añ ak reer ça prend du temps boo si nekkee bala ngaa pare guddi jot bu fekkee ñi amul jànk bala ngaa pare guddi jot donc yow boo toppee loolu chaque jour nga nekk si bala ngay pare bay sangu bay ki fekk sa borom kër tëdd na bu yàgg ba commencé xandoor te moom si boppam mooy ñëw di la critiquer lu tax chaque jour am na ñoo xam sax duñ la ko wax nañ lay xoole ay bëtu noo mel nii noo futee nii kenn xamul looy nirool si suba ba tey yaa ngi si kër gi pareegoo bët yooyu lañ lay xoolee yow da ngay dem ba amatoo benn valeur si seen bët parce que ñoom ñi ngay defal loolu déjà duñ ko gis ils sont pas reconnaissants
góor ñi moom en général ils sont pas reconnaissants moo tax man toujours dama ne wàññi leen togg bi temps bi ngeen di def si waañ bi wàññi leen ko seen togg bëri na jigéenu Sénégal seen togg bëri na da leen xalaat seen bopp bu tàkkusaan jotee ngeen fexe ba avant tàkkusaan ngeen pare li ngeen di def sañse seen toq taille basse xaw a maquillé tuuti seen kanam def seen maquillage bu simple def sa parfum ñëw toog xaar sa laaj ji waaw bu dee par 2 jours ngay togg yaa xam bu dee par 3 jours ngay togg bu amee sa frigo yaa xam mais wàññi leen togg bi waaw parce que en fait doo leen ci am jërëjëf loolu mooy problème bi doo leen si am jërëjëf comme ngeen si dul am waaw jërëjëf jooju ngeen si dul am parce que góor ñi moom pour ñoom moom bëgg nañ que tu sois au four au moulin à la chaudière et à la tanière en même temps ñoom pour ñoom jigéen du sonn donc de ce fait boo nekkee ci loolu tamit te pare woo tamit bu yàggee doo si am jërëjëf doo si am mu ngi noonu waaw moo tax wàññi leen toog bi bu tàkkusaan jotee ngeen sol seen taille basse jaagare waaw toog waxtaan sañse toog loolu tamit si sëy bi la bokk mooy indi harmonie si seen couple mooy indi tamit seen jëkkër bu ñëwee seen xelam nekk si yéen mooy indi daal li ñu wax attraction sexuelle bi léegi ñu waxtaan aussi si kersa man de kersa nag man point boobu moom liñ naan point boobu man dafay xaw a reetalloo parce que man dama naan jëkkër ak jabar bu ñu demee ba sëy ku nekk gis sa bosu morom pour man kersa waratoo am foofu du fa kersa di wut ba tey man loolu ma jaaxal di du kersa di wut foofu ba tey si diggante jëkkër ak jabar fanaan bokk même néeg même lal di fanaan ne ñu ne kersa dafa am foofu ba ñenn ñi kersa moo leen sonal ba nga xam ne yenn jigéen ñi am kersa si seen borom kër wala yenn loolu sax c'est rare góor di am kersa si jabaram mais en général day nekk jigéen mooy am kersa si borom këram en général noonu lay demee mais kersa boobu dafa war a dañ pour man ku am kersa si sa borom kër de nit ñi naan yaa ngi gasal sa bopp kàmb gi moom yaa ngi koy gasal sa bopp waaw parce que kersa moom waroo ko am si sa borom kër waaw waroo ko am si sa borom kër war nga ko miinal ko sa bopp ñàkk jom comme on dit ñàkk jom bi surtout jigéen day ñàkk jom bàyyi leen seen kersa gi jigéen buy sëy day ñàkk jom waaw day ñàkk jom ñeme boppam këram ñeme dans le sens ki laay wax de si néeg bi laay wax waaw ñeme borom këram bu ko defee si lay ñemee def yenn feem yi sax waaye boo amee kersa yow nan ngay defee ay feem man de loolu ma jaaxal donc dindi leen kersa gi tegee ko de côté mel ni ay célibataire mariage moom fu mu am kersa waratu fa am foofu moom man kersa moom bu ma koy dégg sax damay ree waaw kersa moom waratul am foofu waaw donc dañu si jotoon a wax daal mooy si li tax góor ay jigéen di dëkk te di gëj a am ay rapport sexuel wax nañ ci wàllu set gi ñu ñaax nit ñi ñu gën see góorgóorlu jigéen comme góor et surtout góor ñi waaye nga xam ne farata lañu set gi di leen wax ni rek loolu day tax bu fekkee ni set gi nekku fa day tax sa jabar boo ko jegee mu ne la dama sonn nag sama biir day metti tey am na ñoo xam ne sax du ñuy seen règle sax ne la tey dama sama règle yi dafa ñëw parce que seen kii moo dul neex seen vie sexuelle moo dul neex parce que boo leen nekkee ñaar si néeg bi tamit ay xet yu naqari di kii am na ñoo xam ne supporté wuñu ko am ñoo xam ne dañoo set goo xam ne duñu mën a supporter loolu bu fekkee nag da ngeen am mauvaise haleine moom feebar la dañ koy faj mauvaise haleine si biir lay nekk mën ngeen brosse ba sonn peut-être du dañ donc bu ko defee dañ leen di conseiller ngeen utiliser carbonate ak citron di ko brosse chaque ngoon avant ngay tëdd boo ko defee tous les 2 jours wala tous les 3 jours nga def ko pendant 3 ou 4 mois mauvaise haleine bi dina wàññi ko et en même temps aussi da ngay jël traitement de mauvaise haleine donc traitement de mauvaise haleine boobu aussi am na donc bu fekkee aussi ay xetu poqotaan ñu leen di wax aussi karaw poqotaan yi neen koy wat ba mu set parce que si jamono tàngaay la ñu nekk tamit da ngeen di def effort di leen wat sa karaw poqotaan yi seen karaw suuf yi bu fekkee da ngeen allergique parfum
ngeen jël déodorant sans parfum yi di ko def waaw bu ko defee xet bi du fort mais boo transpiré du xeeñ nañu góorgóorlu ci set gi daal parce que tamit même boo génnee ci vie de couple yi tamit boo duggee ci kaax yeeg njaganjaay yeeg yooyu nit dina la ubbi gémmiñam bëgg a wax ak yow sax dangay daw dangay mel ni ku ko déggul parce que xet gi moo tax bu yëkkatee nit ñi am ñoo xam ne bu ñu nekkee ci bisu bu ñu yëkkatee seen poqataal amee àq nit ñi di bëgg a dee xet yu naqari nit ñi góorgóorlu waaye set yomb na waaw set moom yomb na parfum yaa ngi fi déodorant yaa ngi fi 1000 francs nga am sa déodorant 1500 nga am sa déodorant saabu yomb na saabu 250 ah saabu prix boo am bëgg na góorgóorlu leen waaye ci set gi waaw tey nag lii lañ leen indiloon ci seen thème di leen wax ni que li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin li waaye dañ ñëwoon nañ ci comp tuuti rek développé ko mën na am sax mën nañ ñëwaat ci même thème wax ci yeneen cause mais comme pour bañ vidéo yi gudd rek moo tax ma ne naa ko yemale fii ba beneen yoon incha allah di leen ñaan ngeen like vidéo bi et ngeen partagé ko man la woon seen xarit Faby Ndiaye di leen wax dig daje ba beneen yoon incha allah.